jaa ngeen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li nga def ci xabaaru marax yi bokk na ca ni lu jëm ci ay borom ay moto la ñu daal di jàpp ñu bari ci ñoom mat na junni ak juróom benn téeméer lu ni mel tax na ba ñu liggéey sax ci wàllu guni mel seen kàddu jib na jamono ji tembe la ñu gis mooy àjjana waxtaan ci seen mbir ba seen aw nekkin gën a war a mën a ñoŋ daañu fi ñëw ci biir xabaar yi ak gëstub kii di Abdourahmane Ly dana ci bokk itam lu jëm ci ñii di liggéey ci wàllum rek ressources humaines ñoom itam seen kàddu jib na seen liggéey ba bari ay benke ñàkk dund lool moo taxit ne jot na ndimbal am ci ñoom am ndaje la ñu wootoon gu yaatu daañu ci ànd ak gëstu Mouhamadou Sy ci biir xabaar yi dana ci bokk itam daanaka ci atum 1991 la woon guerre golfe ba lu ni mel soldaaru Sénégal nekkoon fa seen avion daanu juróom-ñeent fukk ak ñett ci ay soldats ñàkkoon seen bakkan jamono boobee ñu koy fàttaliku nag démb sët yi ak doom yi di bàyyi yi di jërim di seen bopp ni faaw seen kàddu jip ndax ba léegi seen i àq ñu ngi koy laaj dab ko moo leen tëm daañu ci ànd ak gëstu Sidina Alioune Sow ci biir xabaar yi daañu ci boole itam artikalu ay bis bi li gën a fes ci yenn quotidiens yi tey Mouhamadou Dieng dem seetim waa réew mi quotidien la ñu becc ci bokk na tolluwaayu réew mi ak mbirum yoon ak coow la ci ay jamono ji tembem daañu ci ànd ak moom lii buñ ci noppee daañu ci boole bitim réew mooy li gën a fes ni skis faram-fàcce gi sant leen gërëm leen caan bi ak ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci tey jii ca Daarul Muxti ñaareelu capitalu mouridisme ña nga fay fàttaliku maam Thierno Birahim Mbacké Dama Daaru giseem la woon ak Serigne Touba ginnaaw juróom-ñaari at ak weer yoo xamante ne bi ci tukki bi mu ñibbisee seen gise la ni fàttaliku di fàttaliwaat ni maam Thierno Birahim Mbacké moomee sax moom la Cheikh Mamadou Fadal moom la ñu dénkoon njaboot jamono yi nga xamante ne bi Cheikhul Khadim mi ngi woon ci liggéey bi muy ko mel ni Cheikh Moudou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal Mbacké daañu fàttaliku waat ca nu mu gën a yaatoo bala xibaar yi jox jomb ndax suñu ay ndaw ña nga fam Gora Ndaak Lo ak Thierno Birahim Faye xabaar yi wéy leneen soxal fii ci Ndakaaru opération yi nga xam am na alkaati yi lu bon ngu fan nañu lu toll ci junni ak juróom benn téeméeri moto ndax ñoom daal jàppees na ni seen aw dawin ci biir dëkk bi awul ci yoon dañu manqué bari na lu di mel sax tax na ba yenn ci ay quotidien di ay yéenekaay jot nañ caa fësal lu sakkan ni ay xët lu di mel tamit moo tax rédaction bu ITV càmbar na ko dugg na ci mbeddi Ndakaaru yi fu mel ni ki Padoa ak la ko wër xool ña fa yor ay moto Jakarta jàpp gi naam am na nangu na ni ñoom ci ñenn ci ñoom awuñ ca yoon ay këyit yenn yi dañ koo manqué waaye tamit ay pexe mënta ñàkk ngir mën a jéggi ndëgg saraxu alkaati yi reportage Abdourahmane Ly ñetti weer gannaaw gréewu jakartamaan yi daanaka njëriñ ñu si doon séntu amu ci tere bu ñu leen doon tere ñu daw si biir Ndakaaru daanaka ñu ngi kaa doxal ci terrain bi police daanaka jàpp na lu toll si junni ak juróom-benni téeméeri jakarta ci biir région bu Ndakaaru dong muy dawalkat yoo nga xamante ni junni ak ñaari téeméer la ñu war a joxe kon gannaaw bu ñu leen jàppee. surtout lundi bi passé depuis lundi ba jeudi opération dafa am kuñ jàpp 6000 ngay fay amul négocier 6000 wala nga perte sa moto te xam nga loolu tamit dafa métti jeune buy liggéey di ut loo xamante ni moom nga bëgg a dimbandikoo yëkkati sa benn 500 jëm sa moto ñu nangu ko fourrière ko nga perte ko. Ousmane ngi xamle ni dund na ko ay yoon tey jii dañuy fexe di wut ay caabi yu bëri maanaam dupliqué yi nga xamante ni mooy dal seeni moto ngir mën a rëcc tax der yi. da ngay gis sama benn copain moom ñetti caabi ba ñett la day roof benn bi yi si des mu gànnaayoo ko boo négocier ba sonn wax leen ne leen dëgg ñu bañ ne la 6000 rek te yoroo 6000 nga jéeg-jéeg roof sa beneen caabi taal dem système yooyu yëpp da ciy am. Mohamed Touré moom it dawalkati Jakarta la muy ay moto yoo nga xamante ni mu ko wutal boppam mu nii. waaw léegi gañ bàyyi Jakarta yi di siiru sax moo gën parce que li ñu jaabee oto yi yow li ñu lay jaabee duñ ko laaj sax oto bu ñu la jaabee say pees matul da ngay dagg ay rosi 12000 tag waay kalandoo yi ay war gaynde yu seen pees matul sax duñ dagg rosi 12000. ci croisement 22 itam Jakartamaan yi seen xel daanaka dalul li ko waral di saa su ne policiers yu civilu mën nañoo taxaw seen kanam laaj leen seeni ay kayit
mu fekk baax ca Touba Serigne Mbacké moo ngi xamle jafe-jafe yu mu ne ñu ngi kaa jànkonteel ci tali bi. ay mel ay HLM fu leen mënta gisee ci kaw autoroute bi da ngay obligé yow draper moto bi tourné waat en zéro di dawaat ci autoroute bi sens interdit bi di dem te loolu lépp risque la ñun bañ ñu ne ñu carrément sanction yi lañ leen teg lii ak lii la bu nekkee dañ ne càq-càq dañ ko interdit Dakar dañuy wax carrément ne leen ne carrément nii ngeen doxale wala nii ngeen doxale wala ngeen jàpp ci lii mais boo nee nit ki bàyyi leen dara jàpp la ci dara day metti. muy ay jakartaman yu ne noppi nañu ngir dugal seeni yoxo seeni poche weer wu ne ngir kon ñu may leen jàmm waaye gaare seeni ay moto mooma ñu ne loolee xalaatu ko. Abdou Rahman lii nekkut ni ci Sénégal ñi dawal ay moto rek ñoo nekk ci ay jafe-jafeem ñi tam di ay professionnel yoon xam leen ginnaaw seenum njàng ak seenu tàggatum ba nekk léegi ay borom xam-xam ci wàllum ressources humaines liggéeyukaay boo dem dañ koy soxlawoo waaye ñoom nañ fi ñu toll si nekkin tax na jafe-jafe yi bari na lool moo tax ñu xëy woote ngëmloo becc seen naxaru xol ak lay seen i jafe-jafe di xaar moom saafaram dañuy wax nag mooy jamono ji tembeem seen kuréel googu la sax jàppees na ni lu mënta ñàkk la ñu gën a waxtaan bés nekkin wi gën a mën a amul soppeekum waaye itam soxna yi itam nee ñu war nañ leen gën a bàyyi xel bu baax a baax maanaam daal yàbbi na lépp luy seen ñëggu-ñëggu xol ñu xuus ànd ak Faram Facceek Mouhamadou Sy ànd ci ak Moussa Fall reportage. mu doon ab ndaje bi nga xam ni weccante expérience la diggante acteurs yi nga xam ni ñooy yëngu ci wàllum ressources humaines rawatina jigéen ñi kuréel bi ëmb ñiy liggéey ci wàllum ressources humaines bëgg-bëggam moo di fexe rek bëgg na doole jigéen ñi ci bile secteur. dañu gis ne ñun suñu association bi dafa bëri ay jigéen yu ci nekk ñu nekk ay directeurs des ressources humaines ñu ne nañ leen wax tey ñu ñëw xool exactement yan difficulté la ñuy am ci seen entreprise yi ñu nekk. xam nga jigéen bu yàgg jiite góor yombutoon mais léegi nag gis nañ ne ñu ngi daan seen doole ñu ngi ñëw ci entreprise bi ñu ngi nekk ay directeurs des ressources humaines di jiite ay góor. jafe-jafe jëm ci wàllum carrière yi ci jamono ji ñu ngi ci ut ay saafara am na ay pexe yu lal. bu njëkk loi bi peut-être que ni ñu ko comprendre toon léegi sax dafa am ay avancées yu ci am ba dañoo jël sax ay accords d'établissement ay accords d'entreprise. ba ñu tënk ko loo xam ne ci biir at bi ñu wax ne nii ngay avancé ak nii boo ko defee ci at ci nga war a di jóg ci benn catégorie dem ci beneen boo xoolee loolu ci bëri mi ngi dañ parce que am na formation boo xam ne jigéen ñi ngi koy def moo tax ñoom ñu lay tax ñu taxaw ñu xool jigéen ñi ban place lañ mën a am ci société bi. ci biir direction ressources humaines yi jigéen ñi ci jamono ji ñoo ëpp ci lu ñuy nekk ci les postes moo war a nag ñenn ñi di sàkku ñu gën a dooleel jigéen ñi dugal leen ci biir instance de décision yi. ay études wane na fu jigéen ñi nekk société yi nga xam ne ñoo ëpp jigéen am na jigéen yu doy société yooyu dañu en général dañu réussir donc jigéen ñi jar nañoo wóolu surtout que boo seetee jigéen ñi ëpp nañu moitié xaaju population bi donc ñooñu bañ leen a boole ci mbir mi loolu foog naa ne du lu war. ci weer wi nga xam ni moom la ñu jagleel jigéen kuréel bi ëmb ñi nga xam ni ñooy liggéey ci wàllum ressources humaines daal di tànn nu muy delloo njukkal jigéen ñi. Café RH bëgg-bëggam moo di ñëwaat ci jafe-jafe yu jigéen ñi di jànkoonteel waaye itam fexe ba bu ñu delluwaatee ci biir entreprise yi ñu yóbbaale ay solution. xabaar yi wéy ginnaaw ñi yëngu ci mbirum ressources humaines ñoo nekkoon ci jafe-jafeem ñii tamit nekkoon ay soldaaru Sénégal nekkoon ay jàmbaaru Sénégal bu ngeen fàttalikoo taarix ci atum 1991 léegi bu ngeen seetloo fanweeri at yi mat na ñoom la Sénégal yóbbu woon ci mission ci guerru Koweït ak Irak lu ni mel nag ñoom yóbbu leen woon ca mission taxawoon doon aar ca yenn ay teenu pétrole nekkoon ci Arabie Saoudite seen avion dafa daana woon ban pare ci seen mission bi avion bi daanoo faatoon na néew juróom-ñeent fukki nit ak ñett ci doomu Sénégal bu léegi nag ñoom mag ña muccoon ci wàllu gu mel di ay soldaar xeex nan ba son dele jeex ba léegi seen ndàmpaay mun ñu ko jot léegi nag seen ay doom di bàyyi yu jirim yi ñoo jóg taxaw jël xeex bi démb lan ndaje mu yaatu seen kàddu jib nam am na sax lu ñuy waaj leneen ñu xuus ànd ci ak gëstu si dinaa li saw
njirim yi nga xam ni seeni waajur ci guerre golfe bi la ñu génnee woon àdduna mer ba futtu la ñu def gannaaw ba ñu leen aayee ñu amal seenu ñaxtu ci buntu ambassade bu Koweït fari fii ci Dakar ñuy amal ay négociation ak takk der yi waaye mujjul antu kenn ci takk der yi ñu jiiñ ko ni dafa yëkkati ay kàddu yu jaar yoon njirim yi mujjee amal seen déclaration fu soriwul dara ambassade bi ñoom ñi ñu ngi ñaawlu tekkaaral ak doxalin bi am ci mbir mi. li gën a ñaaw sax mooy ñun ñii di orphelin yi amul fenn foo xam ne wax nañ ñu kaa leen ngeen dem ngeen xool fu seen papa yi tëdd ba nii mënuñu leen wax fu fan la suñu papa yi tëdd sa Arabie Saoudite loolu nag la ñuy ñaawlu aussi tamit saa yu anniversaire bi jotee état du Sénégal amul lenn lu muy def loo xam ne da koy mandargal di wane ne kii moo ngi fàttaliku ay doomam yu mu yónni woon guerre ñu des fa. jàmbat yi bëri lool waral ñu fësal seen bëgg-bëgg. avion boo xam ne armée saoudienne moo ko moom état saoudien moo ko moom kon war na am assurance boobu anamu gisuñu ko indemnisation des guerres de la guerre ba léegi gisuñu ko bu Nations Unies joxe woon muy embargo pétrole contre nourriture bu mu defoon Irak ana xaalis boobu jotuñu ko reconnaissance bu état waroon def ci jàmbaar yi defu ko. ñu ngi dànkaafu sax ni dinañ amal ab xiifal bu amul app. d'ici le 21 mars buñ déggul buñ gisul dinañ entamer suñu grève de la faim te bañuñu ci dara ñoo ngi koy defee nag lu ñu de ñoo ngi koy defee kanamu Camp Dial Diop ruy jàmbaar bu ñu tuddee woon suñu papa yi foo lañ koy defee bu ñu dee ñu dee fa ñun ñëpp waaye duñ fa jóge. kuréel gi ëmb njirim yi ci guerru golfe bi nee nañ jot nañoo bind bépp kilifa bu mbir mi concerné waaye njiitu réew mi kese mooy ki leen tontu. jërëjëf Sidina Alioune Sow xabaar yi wéy ñu wax ci mbirum soxna yi nga xam te ne bii ña ngay soppi lay génn ci géej ña nga ca diwaanu ko baax ñi fa ni wooye xel comme baax ñi foofee ña nga ca géej ga ña nga ca yoxos yàlla ñoo ngi ko fay def nekk ay jàmbaar waaye ñoom dañoo wone ak xarañaay ba saxaar si jolli yenn saa yi ñoom dañ koo xeex ndax ñaare fu ñuy raxe keccax bi ak defar géej ñaare dana bari lool ay yaax-yaax yu muy jur ñoom nag dañ caa am liggéey bu ñu ca def bu xarañ ba am na sax ay soxna yu jóge ci Afrique demoon doon leen seeti ngir roy ci ñoom ak topp seen i tànk ñoo ci Fam Facce ak Babacar Seck ci reportage. cib tàggat jëmale ko ci askan wi ngir ñu mën di wax déet ca samp yenn usines yi nga xam ni baaxul ci kiwo gi teg si di xa njaboot yi luñ su turloo ay jigéen yu jóge ci Afrique de l'Ouest ak centrale ñëw ne nemmeeku si seen naataango yi nekk ci Bargny ci Xelkom ci wetu centrale à charbon bi. loolu ñu am yéene xam dëkk bu nekk jafe-jafe yi njànkonteel. booy suqali aussi na fekk ngay bàyyi xel askan wi nga xamante ne nii ci ñoom la projet yi di dëkkal ndax nag boo ñëwee teg benn centrale à charbon bu 29 hectares boo xamante ne mu ngi lor junni jigéen ak lu topp ndax mun a woon bàyyi centrale bi pour bàyyi junni jigéen yooyu ci seen épanouissement ndax nag moyen de Xelkom du épanouissement sax mais moyen de subsistance la loo xam ne nit ki daf koy war a téye pour mën a dund ndax ku xam Bargny xam ne dañuy wax ne 70% économie locale bi ci pêche la reposé wu ku ne pêche ne transformation fii góor day dem nappi jigéen mooy transformé te lii ñuy transformé fépp ci sous région bi daf fay dem donc loolu benn activité bu ñu war a ñoŋal la activité bu ñu war a jàppale la mais nekkul activité boo xam ne dañ ko war a suuxal. fexe ba réewu Afrique yi lëkkaloo di waxtaan ngir mën a indi saafara ci yu nu mel nekk na loo xam ni door nañu ko. Nous sommes dépossédés de nos terres et chez nous par exemple c'est pas récent. ñun de li ñu fi gën a indi mooy xool jafe-jafe yi nga xam ni jigéenu Bargny ñu ngi koy dund ñu nit ñu wax leen jafe-jafe yi ñuy dund foofu ca Côte d'Ivoire ci sunu dëkk mbir mi lu yàgg la fa ndax mbir mi moomee boppam ba léegi ñu ngi ñuy xañ lu bari lu ci mel ni suñuy suuf dem na si sax ba yenn jigéen ñi ñu leen di métital loolu war na tax ñu boole suñu doole am kuréel gu yaatu ngir mën a xeex li ni mel. Pour que Bargny par exemple ne se dise pas que je suis seul dans la lutte. mel na ni xeex jigéen ñi sumb ngir ñu bañ a taxawal yenn ci ay usine foofu ci Xelkom ñu ngi ciy am ndam ndax usine bi di yëngu ci wàllu weñ bi ñu waroon taxawal foofa ci novembre 2020 ba léegi dooraguñ ko. jaajëf Babacar Seck bu fekkente ni sikk la ñu def tamit ci centrale à charbon boobu centrale boobu fàttali ni bokk na ci war a jox Senelec courant bi sax ci la directeur Senelec yëkkati kàddoom nee na xel dal ci askanu Sénégal dëgmal nañu weeru koor waaye xel mën na dal ci ne courant incha allah dina yéwén
ca itam sax ñi ngi waajal jëm ci fexe ko yommal wàññi facture yi ndax Sénégal bàggee ci mbelli gaz ak pétrole dana ci wàññi lu bari ci njëgu courant bi buñ ca yegg ak jàmm lu ni mel la becc moom directeur Senelec fam lu jibale kàddoom ci teewaayu Mountaga Kane suñu correspondant reportage. lépp yemb na ngir weeru koor gii di ñëw courant bi du manqué benn yoon li ko waral mooy centrale bu courant bu Malicounda dina joxe courant bu doy. xel parce que wax nañ ma ne ci weeru koor bii di ñëw nga xam ne toujours Senelec lu nit ñi di soxla ci courant day bëri dina am courant boo xam ne ñoom déjà dinañ ko mën a ñëw commencer di ñu ko jox ci suñu réseau bi te loolu dinañu gën a mën a dimbale ba nga xamante ne nii population bi courant lu muy soxla ci courant yëpp dinañ ko mën a jox ci meilleures conditions. saa su gaz bi yembee fii ci Sénégal facture courant yi daañu wàññeeku bu baax. am nañ chance ba ci biir Sénégal gis nañ fi gaz boo xam ne bés buñ ko commencé dawalee suñu moteur yi comme ñun ñoo moom suñu gaz dinañ ñu tax njëg bu ñuy defaree courant gën a yomb ba nga xam ne loolu dinañ ko mun a répercuter ci consommateur yi parce que ñaari problème lañu amoon mooy courant amul woon te dafa seer léegi réglé nañ problème mu courant kenn mënatul wax Sénégal ne courant amul yow mi sax xam nga ne buñ la coupé balaa nga koy gisati day yàgg te coupure yooyu yëpp day fekk ñu programmer ko def travaux léegi nag ci beneen point bu ci des mooy wàllu njëg bi ci lañ nekk ni di liggéey. liggéey ba jëm ci wàllum yoon ci Sénégal fan yi yëpp coow li bari waat na diggante mbirum dàmp ak ndàmp bi nga xam juboon na fi coow lu ni mel tax na ba Guinée bi nga xamante ni bi président Ousmane Sonko na kàddoom wax ca la mu gisee mbir yi fasaasa itam ñi nga xam ñoo di magistrat yi Sénégal ñoom itam mbootaay ga leen ëmb seen kat jib ci wàllu gu ni mel rédaction bi TV dugg na ci mbedd di Sénégal rawatina fi nga xam mooy quartier Rebeuss laaj ñenn ci doomi gox ba nun gisee lu ni mel ñenn ci ñoom gis ni mbir nag dañoo war a létt mbaa ñu firi askan wi lijjanti li xew ba xam lan moo ca xew tey sax ñen dem nañ ba gis ni loolu mooy li gën ndax ñëpp ay tënk su boobaa waaye fi ni ñëpp a tënk kenn xamul lu xew ñu xus ànd ak faram fàcce ci gëstu bu xóot boobu soxna Ami Diouf. Rebeuss doon quartier bu rëbb ci waxtu wi nit ñi di dalloo ci grand place yi ubbi teg dossier Ousmane Sonko Adji Sarr doon lu ñuy waxtaanee ci grand place bi Alassane Ndiaye jàpp ne dañoo war a leeral mbir mi ndax ñëpp noppaleku. dossier bi moom yoon la ñuy yëkkati ko dossier bi mënuñu ko teg ci suuf parce que askan bi ñoo soxla xam nu mu demee lu ñu war a àtteel mu leer Sonko nu mu bëggee deram set noonu la tamit askan bi bëgg ñu topp Sonko ak ñu topp Macky noonu la ñu bëgg affaire bi set. kàddu yi wute lool moom Bathie Diagne li mu xamle mooy waxtu bi yëkkati dossier bi du bu baax. non du moment bii nii sax c'est mal placé pour ñuy sulli dossier bi moment bi nii amul njëriñ wóorul ndax dëkk bi heure yi nii dafa sedd guy ba pare dafa dëgër këj gars ñi ngi yeew seen i problème personnel pour ñu faj ko amuñu pexe gis nañ bu ñu buggee moment bëri la li si amoon coow li si amoon ba ay dee am si ñi si pertoon seen i waa famille wala lii ñoo ko perte. ki nga xam ne moom moomoon salon bi di Sweet Beauté di wuyoo ci turu Khady Ndiaye war a wuyu ji yoon talaata ci 10 heures dossier bi nekk li indi woon coow ci weeru mars 2021 ba fukki nit ak ñeent ñàkk ci seen bakkan te ba tey dara mënu cee leer. yegg nañ ci nataalu ay bis bi kan leen di xam leel tey jii mooy benn soxna ñu koy wax Mama Keita baana la ma nga ca marché bi yenn fi nga xam mooy ci Ndakaaru mooy ca Tilène bokk na ci ñiy jóg fajar ni soxna yu bari ci réew mi jóg fajar wutali bu daanukaay yi dooleem lu ko waral mooy njaboot ak dundal waaye itam fexe ba ay soxlaam war ko mën a taxaw ñu ngi ci weeru mars gi moo tax kon ba tey di becc ci jàmbaax jëm ci jigéen ñi lu mu ta ñàkkalam kooku mooy kan jaar-jaaram ak yëngoom dañ ci ànd ak Abdourahmane Ly. genn ndaw soo nga xamante ne du calculer ñaata waxtu lay liggéey bés bu yàlla sàkk ni ki yeneeni nawleem liggéey ngir njaboot gi ngir ay doomam ngir ñoŋal seeni nekkin Mama Keita boobu la mission la fixel boppam juróom ñetti waxtu yu nelaw amu ko Mama Keita daanaka 4 heures du matin fu mu jotee nee na ñokket taxaw ci arrêt ba
di xaar bis bi nga xamante ni kon jaaykat yu jugee caaro ya lañu ko jagleel la. bis 4 heures na la fekk Taliba dañu am horaire spécial moom 4 heures ba la fekk moom da lay indi ba buntu marché fii des fois damay tëdd 4 heures tëddaat ma yeewu ay 4 heures demi su ma génne sangu ba julli may fekk horaire ba def des fois 50 bi laay jël ma jël 50 ba pompier ma wàccee taxi 200 win ma buntu marché na horaire moom da xaar kenn yow daal boo bëggee dem yow fexee na moom heure bu mu la wax mu fekk la ci kaw tali bi. Maman Keita da bàyyi marché ba ca caaro yi ngir ñëw lal marchandise am fii di marché Tilène mu ngi xamle lu waral kon boobule tànneef. foofu mooy dépôt mag bi caaro yi ma bagage yi fa lay wàcc bi ngoon la ñuy dem jëndi bu ñu jëndee par ñu xëy ñëw di jaay si fii waaye man fii laa choisir ndax foofu boo ko jëlee fa amul prix xëy na boo def place ba ñëwee Dakar prix bi nga bëgg di nga ko am fii loolu tax ma sant ñëw fii. njaayum poivron persil concombre ak nana daanaka ñi koy jaay ñoo ngi ci gis bu baax seen bopp. Maman Keita ngi xam le ni ndax bile business mu ngi fecc ay soxlam bu baax. xam nga jigéen soxlaa moo bëri jigéen lépp góor mënu ko da ngay jàpp fi sa jëkkër jàpp fi dëgg yàlla mu ngi may defal loolu ak loolu waaye man li ma sama njaay bi maa ko soxla sama bopp ndax maa bëgg ci faj samay soxla yaa ngi dégg su ma amee xew nekk samay nawle ma ndaw leen dama si bëgg a faj daal faj ko si loolu moo tax may yow 4 heures. lu mu bëgg mooy nekk royukaayu ay doomam yu mu xam le ni noppi na ngir lépp ngir ñu békk. doom royukaay ci yaay la doom lu muy gis yaayam def rek bu màggee loolu lay def yaa ngi dégg te ñun doom booy sëy bëgg sax doom bu demee ëllëg mu toog dee ko jàng lu baax danga koy jàng xolu muñ di ko jàng muy liggéey xale lu ko yaayam wax day dégg ndax man sama yeew 4 heures samay doom yee laay dawal 4 heures ndax dawal ma sama jëkkër dawal ma sama bopp ndax ëllëg samay doom seen avenir laay dawal ndax li ma am ñoom laa koy yóbbu sama bopp laay dawal ak samay doom ndax bëgguma ñi ñee seeni morom. Maman Keita ngi fësal tey mbégteem ci métier bi muy def tey jii mu am ci niki expérience fukki at ak juróom-ñaar jëkkëram taxaw ko bu baax mu ngi ñuy xamal ni ay jafe-jafe ñàkkul ci yoonam muy ay jafe-jafe yu muy woy di dékku nga xamante ni kon benn jamono rekk lay xaw a wàññeeku dëgg muy saabu événement jubsee. ñuy tàmbalee bitim réew soxal ca Guinée suñu dëkkandoo yu Conakry yi waxtaan am na gulet bi nga xamante ni bi opposition bi ña ko jiite daal di ko ngànk itam woo na li ci waxtaan diggante ña ngànk nguur ga ak ki nga xam si moo di colonel Doumbouya ministre bi dénk wàllum administration territoire moo daal di def lu ni mel woo leen ci waxtaan ga waaye nag taxul xeluk opposition ba dal ndax ñoom daal fi ñu toll ni ñu gisee tànkuk soldat sa ci bopp nguur ga daanaka daal dañ leen ca xaw a seppi boobaak léegi donte waxtaan am na tey ji teewul daal ñi ngi amani tuuti daal xel mu dal donte nag ña ngi rafetlu ubbeeku gi ndax guleet la waaye daal ñi ngi teeyandi di xaarandi ba xam yeneen jéego dañ toog fa am ndéet ndax nag dañoo ñoom waxtaan rek taxul ñu jàpp ni lépp ne gongo kon faaw ñu xaarandi ba xam dëgg soldat se ne ci bopp réewum Guinée Conakry googee daañu def ay jéego yee ñuy gën a saxal démocratie ndax tamit waxtaanee mbirum transition lu mënta ñàkk la waaye tamit indiwaat li nga xam si ma civil yi ca bopp nguur ga loolee la ku jëga di xaar ci fi ñu toll nii ca Guinée moom loolu nekk gu fa daanaka ordre du jour maa nekk gu loo xam kon ñoo ngi ko fay faral di waxtaanee ñu jóge ca Guinée daal di wutali suñu dëkkandoo yeneen ñu bokk CEDEAO di Burkina Faso foofu itam jàppale ni fi ñu toll nii coow la jeexagul ndax tey jii waxtaan am na muy réunion bu njëkk di conseil des ministres bi nga xamante ni bi am na ginnaaw ban taxawalee gouvernement ba ñoom itam ay soldats ñu yor nguur ga fi ñu toll nii tembe comme la xew ca Guinée Conakry waaye nag it ñoom itam fi ñu daanaka waxtaan wu njëkk a am tey conseil des ministres ba kaaraange lan waxtaane ndax fi ñu toll nii ba tey Burkina Faso di lekk ay soldats daal di ñàkk seen bakkan ñu ni ay jihadistes ñoo leen yoxoosu fàtt seen bakkan wala ñu song ay civil fàtt leen lu mu ci mën doon moo tax kon ñoom fi ñu toll ni ministère de la défense moom nee na waxtaan wàllum kaaraange dong fi ñu toll ni lu aar askanu Burkina Faso moom sax waxtaan wa boole woon na ci nga xam moo di commandant ya di soldat sa itam ba ku ci ne bataillon ba nga jiite ak sa légion ñu mën laa def waxtaan ak yow ba nga xam taxawaay bi ngay am daal gis na ni fi ñu toll ni tembe lu jëm ci ñàkkum kaaraange moom dafa koo nemmeeku lool ci fàttaliwaat sax ni
ñàkkum kaaraange ñu nemmee ko ci Burkina Faso moo taxoon ba soldat jël nguuru ndax ñoom daal nee ñu kawoon ca bopp réew Burkina Faso nekkoon fa nekk di kondi amul benn taxawaay bu mu taxawul soldat sa amuñu ay ngànnaay ba ay soldat ñoo ci àll ba di xiif di dee ndax xiif ak sonn kon ñoom moo tax soldat si jël pouvoir ba ngir mën a tamit tëyal kaaraange askan wa loolu moo nekkoon lay wi ñu joxe woon ba ñu jëlee nguur ga waxtaan bu njëkk bu nag waxtaanee kaaraange la ñu ngi xool ba xam fekki fan fu mu nar a mujjeendi daañu ko toppat incha allah ci na mu gën a yaatu. ña nga ca article de la semaine xët yi fesi yenn ci semaine bi ñu gën ci yenn quotidien yi xam ngeen ko bokk na ca tey ñu seeti waa réew mi quotidien réew mi quotidien dañoo ubbi am xët ci justice bu Sénégal ni ko ñooñu politique di songe lan moo ci am ay avantages ak i inconvénients ak ëllëg yoon ci Sénégal gi ñu xuus ànd ci ak gëstu Mamadou Dia. magistrat yi am lu leen metti cër wi ñu joxoon yoon tàmbalee deñ te dara waralu ko lu dul yenn cong yu ñuy faral di jëmale ci ñoom mu di ay kàddu yoo xam ne yenn homme politique ñoo koy yëkkati ku mel ni Ousmane Sonko. Assane Samb di directeur de publication bu yéenekaay bii di Rewmi Quotidien xaatim ci ab chronique moom taskatu xabaar bi muy xamle ne magistrat yi dañu mer ba futtu. mer bi mooy ngay liggéey ci biir liggéey bi ngay liggéey nekk ci réew mi wala kon ñu félicité la ci mettiwaay bi ci coono yi ñu la ciy xas xam nga loolu neexul loolu moo leen dal te xas bi ñu leen di xas ñu ngi leen di xas ci biir seen biir liggéey seen benn responsabilité li nga xamante ni Sénégal moo leen di fay ci loolu ñu koy def ñu jàng ko di ko liggéey mu nekk ay góor ay jigéen ñu fa ne di ko def ay leader taxaw ni jàpp ni ñoom kat dafa mel ni dañ leen jënd ñoom kat dafa mel ni moomuñu seen bopp ñoom kat dafa mel ni dañ leen di conditionné ñoom kat dafa mel ni dañuy dunguru ñoom kat dafa mel ni amuñu dignité ci seen bopp parce que dañ leen di manipuler wala dañu faible. Alors à partir de ce moment attaque yooyu dañ koy jàpp sax comme à la limite comme ay saaga moo tax ñu def conférence de presse pour leeral ci biir conférence de presse aussi bi ñu koy def seen xol neexut mais fi ñu mën a yem rek la ñuy yem jéem nañ expliquer ni li ñuy wax ci ñoom amul ko ñoom ñu ngi def seen liggéey ci ni ñu leen ko jàngale ak ni leen ko waay permettre ci réew mi que peut-être que nit ñi duñu comprendre ni justice di doxe mais bu ñu comprendre ni justice di doxe dañ xam ni booy wax yow di nga gën a xam li ngay wax lan la ci ñoom. ñenn ñi ñoom di amale cong jëmale ci magistrat yi saa bu leen soobee ak fu mu leen neexee ñeneen ñi di dem sax bay tëkku institution yi mu di mbir moo xam ne tàmbali na jéggi dayo. képp ku ci wax wala yooyu yow dafay am fu muy yem li ñu olof naan añ ci te bu ci reer da ngay am toujours réserve. Pourquoi? Parce que boo demee ci justice bi c'est comme dans la presse wala institution ba ma di dem armée police mais ñëpp yemuñu y a des gens responsables y a des gens qui font yi def seen liggéey amaana am na ñuy jàdd mais à côté y a des gens boo généraliser da ngay indi frustration. léegi nag gars yi ñoom Sonko et autres dañu jàpp ni boo républicain doo falu ñoom la jàpp ni dañu jàpp ni avec Macky Sall soo yoxee nekk soi-disant républicain doo falu mais loolu mooy seen conviction ñoom mais non peut-être que dëgg la peut-être que du dëgg mais quel que soit alpha bataille bi nañ ko diriger Macky Sall mais boo jëlee toutes les institutions judiciaires tout le temps di pilonner après mën na am retour boo xamante ni amaan aussi du la neex mook stratégie violence ñooyam. moom taskatu xabaar bi mu jàpp ne sax ñenn ñi bu ñuy yëkkati yenn kàddu yi jëmale ko ci àttekat yi dafa fekk ne dogal bu daanu seen kaw moo leen neexul moom Assane Samb mu koy ñaawlu. ah oui mais justice noonu la parce que tey boo joteeg nit justice jaasi la olof dañu lay wax ni justice jaasi la
te dafa sew d'ailleurs en français dañ koy wax ni vaut mieux nga def un mauvais arrangement que nga def un bon procès boo demee procès bu ñu tranché jaasi ji bu daggee dina am ko kontaan am ku mer ka mer day jàpp ni parce que ñi ñëw procès ñëpp dañuy jàpp ne am nañ dëgg te ñaar ñi mënuñu amoonoo dëgg léegi nag ki nga xam te ni justice bi dafa tranché contre souvent day jàpp ni justice bi awul yoon. je donne un exemple affaire Ndiaga Diouf bi nga xamante ni am na ko ci faatu Ndiaga Diouf da ci faatu dañ ko tiré balle pistolet mais balle bi am na ko tiré doo ma ne balle bi xanaa daa jóge ci asamaan si donc dañ ko tiré dañ war a dem ba xam ni kii moo ko tiré mu assumer ay responsabilités dafa faat nit mais koo si jàpp mu ne bu doon ku bokk ci pouvoir bi xëy na du garaaw mais bu dee ku bokk ci opposition bi ñu ne systématiquement peut-être que règlement de compte politique la mais am na ko faatu. Adji Sarr def na plainte nee na dañ ko violé ñun xamuñu dañ ko violé pas kenn xamul fekke wuñ ko entre quatre murs la mais on va voir ñuy def procès ñu xam ba xam ñu joxe ay preuves xool ba xam bu viol amul ñu xam ne amul donc voilà un peu justice noonu lay fonctionner. ñëpp comprendre yoon ni mu tëddeek ni muy doxe bu ñu sukkandikoo ci Assane Samb ci chronique am bi magistrat yi di ci artu. jaajëf Mouhamadou Dieng gërëmit waa groupe Rewmi bi édité ak di doxal Rewmi quotidien gërëmat Assane Samb mi doxal liggéey bi mel ak mbooleem këru taskaayu xibaar yi ci biir Sénégal sant leen it gërëm leen ci ànd ak ñun ITV lii moo tëj xabaaru marax yi sant leen bu wér a wér da leen di bàyyee programme incha allah daañu teewaat incha allah xaaju guddi 0 heure jukki xabaar lay doon jukki lay doon ci xabaar ci kàllaamay wolof nu gën a gàtteem ba léegi boobu ñu bokk ñaalante jàmm ba ci kanam incha allah jaa ngeen jëf